Amis et fidèles internautes de Boss Media, bonjour. Alors nous sommes ici même au niveau de GIF Job fi nga xamanteni également mom le 10 000 problèmes ak ki nga xamanteni mom moy Zoulas dal di recevoir bourse yi ngeen xamanteni alors waxon na ne dinañ ko may ay étudiants yi mais li ci gëna neex moy gis nañu étudiants yi jogoy nañ fu nekk jogoy nañ fi nga xamanteni mom moy diwaanu Kolda jogoy nañ fi nga xam moy diwaanu Tamba. na fi cité pour joxe ay bourse di ñaanal étudiants yi yalla na leen yalla dolel. yàlla na yàlla jàppale étudiants yi parce que tamit jàng dafa metti mënoo jàng ba sonn ba pare amoo dara ngay yeewu matin di jàng ay cours de soir ay cours de leneen ak leneen dem di jàngi say parents yaakaar la nga màgg jàng ba pare am say diplôme bu amee di jaay gerte mbaa nga nekk maçon mbaa nga nekk marchand ambulant ngir yàlla fi sabilillah na population bi dimbale population bi maanaam ñaam alal am moyen nekk si quartier koñ am nañu weccit noonu dimbale doomu aadama yi réew mi métti na tar na ñu ngi si confinement nag dara doxul. Est-ce que mën nga ñu rappeler kan moo def acte bi kan moo daal di maye bourse yi nga xamante ne actuellement yaa ngi koy jox ñi nga xam ne ñooy étudiants yi parce que da ci am solo. waaw Mamadou Sène la tudd waaw moo nekk fii nii quoi il s'appelle waaw loolu dafa rafet quoi ndax moom moo nu woo sax ñu ne maa ma may leen bourse après war naa joxaat yeneen bourse sax man naa dem Fatick naa dem Saint-Louis xam naa d'ici après. parce que am na yeneen étudiants yoo xamante ne peut-être nekkuñu Dakar. mais ñu woote ne ñoom bëgg nañ ci bourse yi. non dañuy am. waa mais wetu Diourbel am nañu bourse instant bi nii waa mais dañ leen koy yóbbul Saint-Louis am nañu dañ leen koy yóbbul ñëpp la amee bourse àdduna bi xool en tant que Sénégal ñëpp dinaa amee bourse ba pare jël seen numéro téléphone mu am xoolal continuité nekk bourse kese nga dema dañ lay jox bourse ba pare topp sa jàng topp sa boo amee soxla ñu faj la boo soxlaa moyen ñu lijjanti la ko à travers ñun yàlla booleel ndax lépp du Macky Sall dëkk bi am na ñu am munin am na ñu am moyen am na ñu pare pour defal nit ñi ñun nag nous sommes là pour les peuples waagwan. ok merci beaucoup. jaajëf donc dañuy dugg ci biir xool étudiants yi ñoom tamit ban impression la ñu am ci acte bi nga xamante ni sénégalais yëpp daal dinañ ko saluer muy bourse yi nga jël jox ko étudiants yi alors mu nekk loo xamante ni c'est une première. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom? Moi c'est Fatou Ndiaye. Fatou Ndiaye. Alors Fatou nga ñëw bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy étudiants yi 10 000 problèmes ak Zoulas daal di offrir les bourses alors bi ñu la ko joxee ban impression nga am wala ban jàngat nga am ci acte bi nga xamante ni moom la ñu def. Donc tout d'abord dama leen di remercier parce que mbégte la ak contentement bu baax ndax genre dañuy jàppale suñu étude parce que ku ne xam na ni Sénégal fii boo jàngee jógee université aussi dinañ la laaj ay diplôme professionnel te buñ ñëwee ba may la ko xam nga loolu mbégte la ak contentement donc ma leen di sant bu baax di leen gërëm. D'accord alors ñu bari doon jël li nga xamante ni mooy 10 000 problèmes di ko wax naan 10 000 problèmes nii la mel wala nee la mel mu def acte bi parce que ñu bari dañ ko doon séntu ci yeneen mbir mu def acte bu rafet bi alors yow ban jàngat nga ci am tey bu ñu la doon wax qualification 10 000 problèmes lan nga ñuy wax. donc man damaa jàpp ni nit ki boo ko xamul war a goo ko juger parce que tout d'abord ñun étudiants yi moom dañ koy remercier ndax fu mu toll dañuy défendre comprendre nga mi ngi défendre éducation bi mi ngi def tout pour ñu mën a jëm ci kanam donc genre dama koy remercier ndax def na acte bu baax macha allah ku dem ba lijjanti ñu lijjanti affaire de bourse pour ñu may ko ay étudiants xam nga ni kooku borom baax la di ko sant bu baax di ko ñaan nag avancement bu baax. Tu es contente? waaw très contente. Reetaanal. Merci beaucoup. Alors ñu gentleman. Bonjour, ça va? Le nom c'est comment? Omar Ly. Alors yow fan foo jugee? maa ngi jógee ba Ouest Foire. Ouest Foire ban université nga UCAD. alors yow tamit ban impression nga am bi nga xamante ni jot nga les bourses yi nga xamante ni 10 000 problèmes ak Zoulas daal di leen ko offrir. waaw gis nga ñu ngi rafetlu initiative boobu mu jël ci xam nga jàppale yenn étudiants yi parce que parfois di nga gis étudiant boo xamante ni day bëgg bourse mais ay problème financier am dina tax ma loolu du mën a def yenn yi moo tax dañ ci kontaan xam nga di ko wax yàlla na ko yàlla xam yokku may ko tamit li mu bëgg mu am ko incha allah. ban message ngay jox ñi nga xamante ni alors ñoom yaakaaroon na ne 10 000 problèmes nit bu négatif di ko lancer yenn pierres yi mu daal di def acte nice bi yow en tant que étudiant nga ñëw fii recevoir sa bourse ban message nga leen di jox. non message ma la jox mooy comme li gars yi di waxee l'apparence est parfois trompeuse ni que bu ko gis ci ni mer rek nga jugé ko noonu borom baax la mooy mu ngi jàppale étudiants yi tamit di casse li nga xamante ne mooy intérêt jeunesse Sénégal bi et tout kon dañ koy ñaanal xam nga mu yokk rek mooy loolu. bourse yi est-ce que liñ leen ci waxoon carrément gis ngeen ko ci jot ngeen ci bourse yi na ngeen ko yaakaar woon 3 ans yi leen wax loolu lañ ci signé ak aussi bourse entière bi ngeen wax loolu moo nekk. non en fait man jot naa quoi mais vérifié gu ma. waaw mais est-ce que mën nga tàllal sa bourse yi nga wax waaw bourse moo nekk waaw. voilà
voilà, c'est Omar Ly. Je recommande particulièrement à monsieur Omar Ly qui souhaiterait suivre une formation de management à l'Est de management humain. Donc c'est bien. Ok. Tu es content? Oui, je suis content. Merci. Alors gars yi peut-être nit ñi xaaruñ la woon foofu ñu bëri xaar ne 10 000 problèmes ci yeneen nga def acte bi yow en tant que l'ambassadeur du Sénégal yow aussi ban jàngat nga am ci loolu. c'est que ñenn ngi ñoo comprendre lu xew xam nga affaire yi du ay xalaat teg xel affaire bi liggéey la wax xel mu sell la waxtaan la ak nit ñi xool noo jaajëf waaye xool noo jàppale nit ñi nag kenn moomu leen ñoo xool ni ko leen neex ñu bëgg ko ndax yàlla mën wàcc fi pour ñu jaamu ko wa maa umiru illaa liya'budullah jàng dafa baax ndax awwal maa yu'maru mukallafun tasxiix li ma jàng dafa am solo si nit jàng ndax boo jàngee da ngay teey di nga nekk nit di nga avancé di nga am dara quoi li ma si poussé nag mooy dara bu lul mënu ma gëm nga nekk xam nga artistes yi am seen problème artistes yi ñoom pour ñoom affaire yi ay sound la affaire yi ay soirée la affaire yi ay pound la wala affaire yi xam nga lan la affaire bi xool xel mu sell la yow boo nekkee artiste da nga war a représenter sa pays am loo njëriñ sa réew am koo doon am loo def sa réew mi loolu laa gëm quoi ku nekk fa nga dëkk ak fa nga nekk na nga xool nooy développé nooy avancé loo nit ñi la ngay kaas li ngay kaas nga kaasal nit ñi mais doo nekk artiste xola di génne say kaset di faañal si booy tëgg say soirée naan man artiste non da ngay wàcc sur le terrain xam nit ñi lu ñu dund nga koy jéem. alors kon yéen étudiants yi mun ngeen ko xaar yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ci yeneen raison fu ci mel ni diwaanu Saint-Louis wala diwaanu Thiès wala yeneen i raison 10 000 problèmes dina fa ñëw daal di jox leen li nga xamante ne moom mooy bourse yi pour vous rappeler que ni bourse yi yemul fi nga xam ne mooy Dakar yeneen raison yi aussi wala yeneen université yi xaar leen 10 000 problèmes bientôt dina jëm jox leen li nga xamante ni moom mooy les bourses ñu dugg ci biir xool. daan dem Touba jox leen ay bourse ak leneen ak leneen te ku ñu jox bourse ku nekk jàpp ni xoolal lu am si école bi rek ñun woonu même bu dee ay moyens leneen feet woonu parce que àdduna loolu la lépp du état quoi am na ñoo xam ñu ngi si dëkk bi am nañu moyen am na ñoo xam ñu ngi Europe ay partenaires lan quoi ñoom ñoo bëgg seen bopp am nañu moyen pour jàppale ko société bi lépp bu nga sëf état fii fu dugg si koñ bu nekk xam ne yaa milliardaire la ba mais kooku na jàppale ko koñam keneen jàppale ko koñam la vie est simple mais boo taxawee naan état du dara état ay sàkkal lañu il faut que si benn côté il faut citoyen sénégalais ñoom ñu nekk si dëkk bi am seen moyen di génn seen alal di ko def comme tey xoolal Mamadou Sène ni mu def woonu jox na ay bourse waaw keneen moo ko njëkk def de te keneen xoolal woonu jox na ay bourse ay yére ay mbaxane am na ay policiers sax yi mu woo ay policiers yi mu woo pour jox ma ay blouson pour ma joxe ko ñun dañuy joxe rek ñun lu ñu jox da nga koy jox askan bi man mu amoon ay milliards askan bi laa koy séddale nii askan bi laa koy jox loxo nag xoolal bu joxewoo rek banku te joxe su xol la faut nu jàppalante respecter surtout les étudiants il faut respecter les étudiants ndax jàng dafa metti di liir ba sa bëj di metti di jàng ba pare màgg jàng doo am dara feet ñëw doo am dara xam nga chaque fête dañu waroon jox étudiants yi benn moyen chaque événement bu amoon dans ce pays là tamit artistes yi ñu ngi marché artistes yi ba ñoo gën nday nit ñi est-ce que artistes yi ñoo gën ndayu nit ñi ba leen jox ay milliards di ko jox artistes yi nga marché nu jox la marché duñ la jox mais à part étudiants yi est-ce que mën nañ xaar 10 000 ci yeneen i bërëb fu ci mel ni prison yi. si non bientôt rek naa dugg prison yóbbu fa ay dons parce que ñu ngi seddaay naa dugg si daara yi yóbbu leen ay dons parce que loolu la quoi ñun amuñu mais am na ñu am bu leen seetee nu jox nu yóbbu leen quoi ñoom ñu jox ñu remercier leen ñu ngi xaar loolu te ñu ngi si boobu combat quoi. D'accord. Yàlla baax na quoi. Merci beaucoup. jaajëf. fidèle internet ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax tey nag ñu ngi toogal ki nga xamante ni nee naa la lépp loo fi gis rek moom la muy monsieur Sène moom moo daal di joxe li nga xamante ni moom mooy les 1000 bourses aux étudiants waaye nag teg ko ci loxo ki nga xamante ni moom mooy 10 000 problèmes ak ki nga xam également moom mooy Zoulas alors liggéey bi mu def mbaa mbir bi nga xamante ni def na ko Sénégal yëpp daal di ko apprécier Sénégal yëpp daal di ci kontaan parce que ku ne xam na ne étudiant la mu soxla mooy moyen étudiants yu bëri am na moyen mu daal di jël li tolloog 1000 bourses jox ko étudiants yi assuré leen pendant 3 ans donc loolu aussi dañu ko ciy remercier bu baax mais balaa ñuy def dara mooy dañu koy nuyu mu daal di nuyu ñi nga xamante ni ñoo ngi koy seetaan à travers les sites bonjour monsieur Sène.
Bonjour, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di remercier suñu partenaire stratégique yi muy 10 000 nga xam ne tey icône la pour la jeunesse sénégalaise qu'on le veuille ou pas mooy l'ambassadeur bi nga xamante ne moo taxaw di xeexal askan bi sur différentes facettes tey facettes yi muy xeexal askan bi bokk na ci xeexal les étudiants xeexal la jeunesse pour ñu am formation pour mun a prétendre à des insertions professionnelles dans l'avenir di nuyu sama copain Djilas nga xam ne pendant plus de 5 ans ñi ngi liggéey dans le même cadre di gërëm sénégalais yëpp merci beaucoup. alors merci monsieur Sène lan lay laaj mooy rapidement pourquoi nga daal di def acte bu rafet bi daal di jël ay bourses lu ci toll 1000 jaarale ko ci loxoy 10 000 problèmes ak Zolas lu waral lool. bon xam nga ñun yàlla dafa dogal ñun ay banlieusards lañ man dama koy wax naan man kaw laa. ci kaw ga la suñuy waajur jógee ñëw Dakar installé wu banlieue donc le Sénégal en miniature li sénégalais di dund yëpp ñun moom la ñu dund. yàlla bi mu dogalee ñu nekk biir université pavillon A couloir pavillon A fanaan naa fa une année. di jàngi di wàcc di fanaan système hébergement beeg yëpp dund nañ ko. donc bu ñu gisee 10 000 dugg biir université engouement bi étudiants yi topp ko engouement bi topp ko. suñu réaction naturelle mooy cabinet bi ñu yore muy cabinet Give Jobs da ko war a accompagner mettre à sa disposition des possibilités pour ces étudiants là parce que étudiants yi ko toppoon bi mu duggee benn université dañoo yaakaar kàddu gi nga xam ne da koy yëkkati sénégalais di ko dégg dañu yaakaar ne sénégalais dañ ko dégg pour wan 10 000 ne ko sénégalais yi dégg nañ la ñun dañu def premier rapprochement déclencher rapidement suñuy relation ak école institut bi ñuy wax IMAN may profité di saluer administration bi di saluer le PDG automatiquement c'est-à-dire automatique la da nga ko koy wax mu ne la amul problème allez-y. D'accord. ci loolu ñu rapproché wu de 10 000 par le biais de Djilas automatiquement moom tamit il a été d'une générosité exceptionnelle ouvrir image am offrir ko possibilité mu attirer les étudiants mu jox leen possibilité ñooñu orienté wu dans les instituts de formation bu ñu demee ci biir xool lu leen neex lu ñu mën a def immédiatement pour na insérer wu mun a dimbali seen bopp dimbali seen waajur dimbali seen réew en fait l'objectif final mooy ñu jox la possibilité à des jeunes sénégalais jeunes yooyu mun a dugg ci tissu économique bi mun a dimbali seen bopp en tant que jeune parce que li 10 000 def bu ko kenn xeeb gis nga les acteurs je le dis souvent gis nga artiste du way rek ak fecc artiste c'est d'abord engagement social c'est d'abord nga engagé wu pour sa communauté engagé wu pour sa dëkk xool sa dëkk yan problème la am nga mun ci sensibiliser comme yow boo waxee benn kàddu ñu bare lay dégg 10 000 ci Instagram am rek la dugal affaire bi Sénégalais yëpp a réagir man y a beaucoup de gens qui m'ont appelé man xaw ma woon ne sax xam nañ positif vraiment ñooñu bu fekkee ne dañuy jeunesse dafay retrouver wu ci une icône tey ministère de la culture dafa waroon jël 10 000 problèmes ak Djilas yi les jeunes rappeurs joxe fexe ba coronavirus bi sax ñuy wax jaarale ko ci ñoom immigration clandestine bi def leen des porteurs de voix ñu mun di sensibiliser la jeunesse di mun di sensibiliser la population il faut que suñu état yi comprendre ne du ñoom ñoo détenir la solution bi mi ngi nekk ci les porteurs de voix ñooñu la ñu war a responsabiliser ñooñu mun a transmettre la bonne parole aux jeunes tey 10 000 dafa wax ne sénégalais yi ne jeunesse yi yéen ñi nga xamante ne ñëw naa université ngeen topp ma yéen ñi nga xam ne ñëw naa université ngeen jooytu ma yéen ñi nga xam ne fekk naa leen ngeen di dund ci situation misérable yu metti ñëw leen ma ànd ak yéen ñu wuti ay solution yooyu cabinet Give Jobs yooyu la jëkk réagir accompagner jeunes yi fexe ba jeunes yi tey am ay bourses mun a dem dans des instituts de formation IMAN mun fa dugg mun a jàng am des diplômes yu leen permettre ñu mun a insérer wu économiquement ci tissu social bi je pense que loolu mooy acte fort bi te ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax avec beaucoup de fierté tey lañ am énormément de fierté ce matin bi ma ñëwee fii gis jeunes yi j'ai été profondément fier. parce que am na yeneen i étudiants yoo xamante ni ñoo ngi ñu doon woo à travers ci yeneen régions lu ci mel ni Tamba lu ci mel ni Matam mais vraiment ñoom tamit bëgg nañ ci bourse yi ba sax sànq rek 10 000 problèmes rassuré nañu carrément que ni ñoom dinañ def déplacement ci yenn université daal leen yóbbul bourse yi. incha allah parce que gis nga li 10 000 wax mooy dëgg gis nga espoir bi mu yëkkati peut-être gars yi mesuré wuñ ko. université gis nga étudiant loo ko mun a waxal étudiant du tàcc ku ko defarul dara. du tàcc si ku mu amul yaakaar. mais université de Dakar moom tàcc nañ ko ba ma xam ne tàcc nañ ko vraiment. te des na ba mu duggat yeneen université yi. pour te dire que ne problème yi am ci dëkk bi dafa toll foo xamante ne il faut que ñu encourager jeunesse bi orienter leen vers.
parce que jeune xamul dara dañ koy orienter jeunesse da nga koy orienter ci li nga bëgg état bu Sénégal bu bëggee développer le pays d'ici 2035 dafay orienter les jeunes vers des formations yu leen mën a permettre ñu mën a porter espoir jeunesse boobu mën a dem loolu fekk yegguñu fa dañuy tergiverser 10 000 actes bi mu posé pourtant y a combien d'artistes au Sénégal il y a des milliers d'artistes au Sénégal barki dem sama ngi dégg ne artistes yi ñi ngi doon manifester mais loolu du yoon ci dëkk bu xamante ne Senghor da koo jiite waxoon la ne la culture est au début de tout développement Cheikh Anta Diop dafay nekkoon c'est-à-dire nga am ay hommes de culture yoo xamante ne mun nañ tey basé aussi suñu ressource propre muy suñu li ñu moomal suñu bopp mun ci waxtaan ak suñu jeunesse dañuy déglu la preuve boo leen toog fi naan Molière a dit te répéter duñ la dégg mais boo ñëwee wax ak ñoom si loo xamante ne lu réel la lu immédiat la mais jeunes yi dañuy réagir loolu mooy li am solo leneen li mooy accompagner 10 000 problèmes sur toutes les universités du Sénégal fu mu dem bu ñu fa amul possibilité sax créer fa possibilité parce que y a des gens disponible pour accompagner toutes les initiatives yoo xam ne jeunes yi jël nañ ko artistes yi jël nañ ko pour le développement du pays loolu mooy finalité bi. D'accord merci beaucoup monsieur Sène dégg ngeen également lu mu wax ne yeneen universités yi nga xamante ni moo ngi Sénégal ñoom tamit mun ngeen pare parce que dinañ fa ñëw incha allah jox leen bourse yi nga xamante ni moom moo leen ko may donc lii rek le proverbe naan don't tell me what your country can do for you but tell me what you can do for your country bul ma wax li nga xamante ni yow sa pays mën na la ko defal waaye li nga xamante mën nga ko defal sa pays donc c'est très intéressant alors Zoulas yow aussi yaakaar naa relation bi lépp yow la alors yow sa rapport ak monsieur Sène lan la. bon sama rapport ak monsieur Sène mooy que ne ba ma nekkee université dafa amoon ay étudiants yu bëri yoo xam ne dañuy bëgg jàng amuñu fu ñu dem tu vois am ma gis samay copains yoo xam ne dañu cartouché mënatuñoo dellu dëkk ba parce que boo demee dëkk ba looy wax am nga bac sa papa xamul la mooy cartouché am na ñoo xam ne seen papa yi jànguñu tu vois léegi ma ne leen je vais essayer de tout faire boobu maa ngi woon université maa ngi doon jàng quoi sama jàng nice quoi mais nan laa mën a def pour jàppale samay pères étudiants nan laa mën a def pour jàppale ñi nga xam ne amuñu les moyens certes je vais pas les moyens mais quand même mun naa rapprocher ci ku am moyen pour mu jàppale leen ci laa gisanteeg monsieur Sène expliquer ko mu ne ma amul benn problème képp ku bëgg a jàng formation sa bu nekkee sa nit ñëwal fii nga ma jox ko bourse mu dem di 5 ans ñu ngi koy liggéey man ak moom mais bu ma demee dem ba xam ne nekkatuma ci étudiants yi maa ngi ci milieu musique bi nan laay def pour insérer waat ci étudiants yi jàppale leen parce que dama koy wax de billaahi wallaahi taalaahi man lépp lu ma am étudiants yi ñoom ko gënal parce que dama dund ak ñoom des conditions yi nga xam ne tey exemple mënu ma ko wax fenn waaye far yàlla def ma nekk ci musique bi di nekk ak sama copain 10 000 ñuy def musique man ak moom suñu combat du musique kese parce que bu nekkoon musique kese jeex na bu yàgg parce que bu ñu defee son toj na Sénégal après ñuy continuer parce que yàlla dafa def man ma nekk porteur de voix non seulement j'étais très engagé ci business yu bari moom mooy nan laay def pour jàppale les jeunes ñi nga xam ne mënuñu lu ma mën ma def ko ci ma ñëw fekk si ko mu nekk ki nga xam ne moom mooy teewal askan bi tu vois ma ne ko moom chaque jour mu wax ma ko yow li nga jàng yëpp su ma ko nettalee sama li may dund université yow yaa waroon sax nekk ambassadeur étudiants yi di kaas parce que da nga dund loo xam ne yaa ko maîtriser ma ne ko dinañ fa dem yàgg nañu waxtaan man la dinañ ñëw université dinañ ñëw te bu ñu fa ñëwee Sénégal dañ xam ne ñëw nañ fa ba ñu ñëwee université moom gis na li étudiants yi di dund moo tax ma yóbbu ba sama chambre bi ma nekkoon ne ko fii 15 personnes lañ fi nekkoon te ña fa nekkoon xaaj bu bëri ñenn ñi dañoo cartouché ñenn ñi amatuñoo na moyen pour continuer ñenn ñi ñoo ngi si dëkk ba toog dëkk boo dem gars yi am nañ bac fii dëkk boo dem ñi am bac ñoo ëpp sax ñi jàngul mais yow ba nga nekkee xale boo xoolee li nga jàng yëpp kon dafa niil nga demoon xëy nekk maçon sax mënoon nga tabax dara parce que nga gis ku dem ba am bac nekk maçon ku dem ba am bac nekk tailleur ku dem ba ak di jaay café yow xam nga li ma lay wax bi université boo demee ñëpp dañuy jaay léegi nag loolu laa ko ne il faudra ñu jéem a xool nan lañ mën a jàppale étudiant mooy demaat ci retrouver wu ki nga xam ne ba ma nekk université moom ma doon teg loxo te dama koy wax dund nañ lu bëri loo xam ne mënu ma ko nettali tu vois te loo xam ne ci acte social yoo xam ne moom def na ko pour les étudiants ma ñëw ba ma ko expliquer mu ne ma yow fii nii jarul sax nga may laajte su la neexoon nga ñëw li may def nga def ko jox leen parce que yow am na foo xam ne jaar nañ fi ba pare ma ne ko nag sa waay il faut ñu wut ay bourse may ko étudiants yi de telle sorte que étudiants yi dinañ ci gis seen bopp sa waay 10 000 ñëw vraiment taxaw gars yi taxaw étudiants yi taxaw boo xam ne tey étudiants yi bu ñu duggee mënoon nañu wax ne 10 000 problème lii ak laa mais dañoo nangul 10 000 parce que xam nañ ne kii bu fi duggee rek léegi suñu aajo faju waaw lii bu fi duggee rek léegi suñu aajo faj te ba mu fa duggee ba tey instant bi je pense que ne public bi mu am étudiants yi sax ëpp léegi parce que ñëpp ñu ngi koy bëggee di wax gars yi que ne rek ñun on est là xaalis taxul ñu koy def
pour dara taxul ñu koy def ñun lu ñu am danañ ko ci def étudiant bu nga xam ne aussi jox nañ la bourse amul ay moyens pour inscrire mën nañu jéem a wax ay problème am ñu nit ñu dox ci parce que tamit ñun loolu lañ mënal suñu dëkk mënuñu lenn lu ñu wax nit ñi dégguñu te on va parler quoi. alors 10 000 problèmes yow tamit yaakaar naa ne bokk nga ci acteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo jóg pour jàppale étudiants yi nga defoon descente université Cheikh Anta Diop de Dakar étudiants yi daal di ko rafetlu nga ñëw ki nga xamante ni moom mooy monsieur Sène may la 1000 bourses étudiants yi jot ci kontaan alors yow ban impression nga am ak ki nga xamante ni moom mooy monsieur Sène ci bourses yi nga xamante ni jox na leen ko. donc d' abord damay nuyoo naan salaamaaleykum di nuyu d' abord waa mais étudiants yi laa njëkk nuyu ba pare waaw mu nuyu waa kaso bi. ba pare nuyu xoole monsieur Sène parce que moom moo jiite lépp moom moo gis affaire yi woonu génn moyen boursam génn alalam jox na pour ñu jox étudiants yi. réew lépp du état lépp du président il faut ñu waxante dëgg nit ñi doo fa na de ata quartier boo dem am na milliardaire bu nekk ci koñ bi jëlal nga sa alal nga jàppale waa koñ bi la vie est simple quoi mais boo najoo lépp ni état y a des gens dans ce pays yu am ay moyens pour mën a dimbali nit ñi. ba teew ko monsieur Sène ni mu def tey ñii ni état dañ leen war a dooleel ñii parce que ñoom mi kii nekkul si gouvernement fenn monsieur Sène nekkul fenn mi kii du milliardaire kii yorul dara mais liggéeyante na moyen si li mu am moom li mu am mën ko dafa génn ay boursam bu baree jox na ñu ne dañ leen ngeen jox étudiants yi dem jàngi da ngay toog ay 6 mois sax doo fay affaire yooyu noonu kon donc nit ki loo koy dimbale ko ndax yàlla mooy Alxuraan wa maa umiru illaa liya'budullah am nañu wàcce fii ngir ngeen jaamu yàlla nag dafa bokk ci xol mu sell ndax awwalu maa yajibu alal mukallafin tasxiixul imaani xol bu sellul du joxe bay tàlli loxo bu joxewul rek banku te tamit nous sommes des Sénégalais ñun amuñu lu dul xool Sénégal ñun amuñu lenn lu dul xool Sénégal ñun beneen dëkk intéressé wuñu man beneen dëkk intéressé wuñu bu dul Sénégal affaire yi baay du woy kese quoi du téye sa maagi rek di paanal si booy di faanal si xale yi génn ay son di ngan non da ngay dem nga géem si dëkk bi nga doon benn nit koo xam ne da ngay am looy représenté si dans une xool société am loo doon dimbali nit ñi mais gis na artistes yi booy temps ñu ngi marché ndax ñeneen seen concert yi nii xam ne étudiants yi nag ba xam étudiants xam dunay nit ñaata grève ñu am si étudiants yi ñaata grève ñu am si biir yotta kaso yi il faut tamit ñoom ñu xam ni nit ku nekk nit la doomu aadama yi ay doomu aadama la te xool monsieur Sène tey kii tey mobilité mais daan dem dëkk yëpp xam ne amuñu moyen amuñu dara quoi daanu génn suñu transport wecc dugg si oto yi jël place mais comme clients yi di bàyyi suñu ay appareil daan dem Saint-Louis daan dem Diourbel daan dem si dëkk yëpp yóbbu leen ay bourse pour joxe jàngi réew du politique rek moo koy doxal du sàkki du ay fen xam ne doxal réew waxante dëgg ak def li ngay wax tey it yaam tey bu grévé tey dafa am problème ba tey bu xeexee dañ ko tooñ parce que étudiant jeelmaan la comme rëbës moo tax rëbës ñu bu amee problème dañuy def li ñuy wax grève de la faim ñu gën a xool boolu ceeb yi mooy indi coow li tant que boolu xool génnul ñoom duñu xam ne ñii mer nañu parce que ñoom dañuy nëbb état bi nit ñi li ñuy dund ndax da ngay fal benn gars yi xool université de wëppër bu gars yi amee problème wax état mais moom buy am day nëbb rëpp ay problème tey étudiant tey pour man réew boo jàppale réew ñu ngi njëkk jàppale mooy étudiant ak baykat étudiant baykat ak nappkat bu ñuy jàppale dëgg-dëgg si yoon ñi ñëw développement réew étudiant nappkat baykat yi mais ñii ñoo jar a jàppale ñett ñi il faut ñu xam ne jàng dafa am solo yaa xam nga jàng alxuraan yaa xam nga jàng topp mais jàng mooy doxal réew jàng mooy defar dënnu góor yàlla jàng mooy dimbali nit wa tey grand bi mu def ni tey kii nii tey li mu def état bi si boppam da ko doon dooleel appuyer ko instant bi xoolal grâce à moom moo tax mam ay bourses yu bare pour wër Sénégal naa dem si dëkk yëpp jox leen ay bourses ku nekk ni nga mel ak lii la yàlla may na nga si jaamu yàlla. merci beaucoup merci. te état rek du Sénégal lépp du Macky Sall quoi am nga nekk si koñ yi am moyen yu ay milliards noonu def
amul def nii sa koñ yaa ngi dëkk si benn quartier boo xam ne ni am na ku fa nekk milliardaire kooku na jël xaalisam dimbali waa koñ bi keneen def lépp du état ndax benn loxo du tàccu il faut nit ñi di jàppalante comprendre quoi artistes yi ñu xam ne game bi rek du ay soirée du ay paano si boy yi jàpp boy yi di mos fii di mos fële di sos fii di sos fële yor sa làmmiñ naan ay nii di xeesal na góor yi rañ. alors Zoulas à part monsieur Sène mi nga xamante ni jox na leen bourse est-ce que am ngeen ci yenn yi recevoir ngeen yeneen coup d'appel ci autorités yi am na ñeneen ñi nga xamante ni woo na leen pour jàpp ci cause noble bi nga xamante ni yeneen koy dox. au fait certes après comme li ma ko doon wax rek nit ñi dañu am na ñoo xam ne au fait dañuy bàyyi ba ak benn affaire déclenché wu ñu bëgg si jaare aussi pour profiter ñun defuñu benn affaire pour profiter dañ ko def juste pour jàppale doomu aadama yi voyez am na ñoo xam ne man képp nga xam ne social moo la tax a jóg te yaa ngi jàppale ay doomu aadama man jaru sax nga may laaj si disponible parce que tey exemple ku ma xam-xam ne Diourbel laa jógee conditions yu tar. mais loo bëgg a wax foofu xanaa daf ci am ñoo xamante ni dañ ci bëgg a profiter pour def. non mais pour expliquer rek que ne ñun nous sommes pas corrompus kenn mënuñu corrompre c'est-à-dire lépp lu ñuy def am na ñoo xam ne da ngay jël bi say image di ko développer pour jàppale nit ñi ñun bu ñuy def xaaruñu exemple pour nit ñi naan ay lii buzz da ñun doxuñ ci loolu xam ci lu ñu xaar moom mooy nan la ñuy def pour dimbale doomu aadama yi ci loolu la ñuy dox waaye chaque jour man képp ku may gis may wax tey ci social ngay gis may wax du ma wax ci leen lu social parce que ci laa juddoo da nga juddu gis boolu ceeb yi gars yi di giiroo ñii boo amee xaajoo dagg fii jox fee judduwuñ ci ay millions dañoo judd ci pauvreté nan la ñuy def pour pauvreté boobu deñ nit ki je pense que ne nit ki li nga doon boo ko bañee dafa fekk yow complexé nga man dama naan chaque jour damay fier ci ne njaareem laa jóge ci condition yu tar kon su ma demee ba taxaw wax kon dinaa am benn xam-xam boo xam ne parce que jaar naa ci galère tey boo jaaru ci galère tey mënoo gis doomu aadama di ko yërëm te am ñoo xam ne du ma leen condamné parce que ñoom jaaruñ ci galère xamuñu sax ndax am na ñoo xam ne dañuy xëy duñu lekk am na ñoo xam ne boo demee xëy jox leen 1000 francs rek père de famille boo demee xëy jox ko 1000 francs dimbale nga njaboot parce que 1000 francs yooyu mën na ci jënd ceeb baxal ci soom bi def ci meew jox nit ñi doomu aadama ñu lekk chaque jour loolu noonu dañ ko war a bàyyi xel tey boo demee bay yàq yenn xaalis yi xalaatal ji nga xam ne ñoo ngi toog lekkuñu te barki alxuraani karim boo demee ci dëkk yi di nga xam ne nit ñi dañuy dund des conditions yu metti surtout maa nag yow nga jàng ba am say diplôme sa papa yaakaar am ñoo xam ne seen papa dañuy toog di xaar seen tekki ba dee seen njëriñu waajur duñ ko am kan moo leen ko teg te bu ñu nekkee xale xoolal nga 7 ans nga def ko nga def sa cursus élémentaire def secondaire dem lycée loolu ñaata at la dem université yow li nga jàng doo ko dundaat sax tekki parce que yow ñaata ban âge la nit ñi di retraité étudiant boo fa demee fekk étudiant yoo xam ne retraité nañ te liggéeyaguñ université boo demee fekk étudiant yoo xam ne dugg nañu âge de retraite te liggéeyaguñ waaw mais est-ce que loolu ñun jàng bu ñu doon jàng est-ce que am na njëriñ quoi nañ ko waxtaan jàng bi ñu doon jàng di rey suñu bopp ngay xalaat ñun ba ma nekkee xale man bu may def bac dama ne man la laay doon man médecin chef laa xalaatu woon sax leneen parce que moo tax may rey sama bopp ci terminal bi su ma xamoon ne exemple que ne yow boo paree yow ba ma amee bac fa yow nga am bac S2 ñu yóbbu la FASEG de la defal économie yow léegi nga doon jàng li nga doon jàng yépp nii la def nga dem économie yow Sénégal pays bi développé boo xam ne nit ñi boo paree doon lu ñu lay insérer dama bëgg gars yi bàyyi loolu xel étudiants yi ñu bàyyi leen xel waaye bàyyi étudiants yi xel bu baax a baax képp ku nga xam ne am na niveau ñu jël ko képp ku nga xam ne dem na jàng ba am ay diplôme am ñu bàyyi maguy bi fii boo foo dem fii entreprise yeeg fépp foo dem ku la fi yebal lañ lay wax ak ku la yónni foo dem lu ñu lay wax ku la fi yebal ak ku la yónni doomu kan nga moo fi am léegi tey doomu baadoolo bi bu demee ku ñu xamul sa baay xamuñu sa nijaay xamuñu sa yaay doo insérer wu liggéey sérieusement parler kon léegi pauvre yi dañuy gën a pauvre ñuy riche di gën a riche parce que ñi pauvre mënuñu accéder riches yi richards yi pour mën a développer wu loolu nag mooy développement c'est-à-dire dañuy jël essayer nu ñu mélanger riche ak pauvre yi pour dëkk bi ji avancer loolu noonu si boppam lañ ko war a bàyyi xel tu vois ñu bàyyi xel ñi nga xam ne mooy baadoolo yi chaque jour laa koy wax quoi ñi nga xam ne dañuy dund bu metti ñi nga xam ne bu ñu xëyee du ñu lekk du ñu naan ñu xool nañ leen mën a jàppale
kon ça ñu jël xool université ñi nga xam ne am nañ bac ñi nga xam ne am nañ licence master te am nañ niveau ñu xool ñu leen dugalee feneen ba ñu mën a liggéey ba mën a dimbale seen waajur comme nit boo koy jàppale tey boo may jàppale bugguma nga may jox chaque jour 1000 francs da nga may insérer foo xam ne dinaa mën a génne loo xam ne dinaa mën a yor sama famille moo gën chaque jour ba ñëwee nga jox ma 1000 francs ne ma lekkal. D'accord, merci beaucoup. Alors monsieur Sène ban message ngay jox population Sénégal bi nga xamante ni ñoo ngi lay déglu waaye itam ci nga wax ñu tuuti ci li nga xam ne moom mooy sa projet bi di Gift Jobs alors waxal ak gars yi rapidement. En fait di soññu parents yi davantage parce que il faudra ñu ñëpp ñu travailler à redonner de l'espoir à la jeunesse sénégalaise ñun savons tous que dem mbëkk bi jeunes yi di dem mbëkk ñàkk espoir ci dëkk bi moo leen ko yóbbee donc damay invité autorités yi nga xamante ne ñoom la yàlla teg réew mi seen loxo ñu gën a travailler à ce que joxe plus d'opportunités aux jeunes joxaat leen espoir beneen bi may wax parents yi pression sociale bi ñuy teg jeunes yi metti na pression sociale yu méttee métti fii je reçois beaucoup de jeunes léeg-léeg duñ la wax dara mais ni ñu dundee seen biir kër neexatul pression sociale boobu parents yi comprendre ne dépendre ci jeunes yi et que ñu accompagner leen en leen may wax jeunes yi ne leen avenir comme sànq ni nga ko waxee en anglais bu ñu xaar dara ci réew mi nañu xaar ñoom lan lañ mën a def ngir réew mi donc il faut prendre des initiatives à partir de n'importe quoi kii raxas suñu oto bi fii nii il a près de 40 véhicules yu muy raxas par jour gu nekk 1000 francs nga koy fay par jour donc chaque jour il a 40 000 francs donc métier sous métier amul te kotol bu benn détergent lay jënd ak musuwaaram ak siwoom donc di wax jeunes yi ne leen métier kenn du ko xeeb raxas oto sax métier la boo xam te ne nit mun na ci émanciper mun na ci yore këram mun na ci yow parce que 40 véhicules keroog la ñëw fii ñuy waxtaan ma ne ko qu'est-ce que tu fais ñuy waxtaan si laa doog a découvrir ne il a 40 000 francs par jour donc di wax jeunes yi ne leen lépp loo xamante ne mi ngi sa kanam rek jéem ci dara. bu ñu complexé quoi c'est ça bu ñu bañ dara. parce que ñu bëri aussi quoi qu'on peut se dire ñu bëri par exemple tey boo leen naroo raxas loo oto dañuy bañ donc voilà. ça pose un souci. nga baax ma de pourtant xool Sénégal yu bëri dañuy dem xool Europe de xam ni mu fay liggéey bay te fii duñu bay de boo leen waxee bay ñu ne non man du ma bay sama maam tax boo demee Europe da ngay bay. non liggéey bu ñàkk fare ay lab neeri tubaab ay fii ay liir te nga nekk fii war fi am dara tamit quoi di la vérité quoi la ngay bañ fii ba dem Europe mais chef rek nekk Europe ñëpp mais chef ko amuñu métier de dañuy pawnal nekk ci ay job yoo xam ne xamul sax jamono liggéey bi nii te fii bu la ko wax nga ne non man du ma liggéey lii complexe baaxul étranger nag ñooy liggéey Sénégal ñoo ne ci biti gi taxi yi c'est am suñu problème ñun dëkk bi étranger ñoo yor lépp boo demee tànn xool naare ñoo jënd kër yi ville amatul kër sénégalais jaanuñ seen kër yi toxu ate famille tas parce que ñàkk moo gaaw yorunu ndax ñun ay sénégalais su bopp ñun duñu dimbali suñu bopp benn gaay na jóge fa sa àll ba ñoo dimbali fa sénégalais mais ñun yéenante wuñu jàmm quoi ñun bëggante wuñu il faut ñu bëggante yéenante jàppante Sénégal rek ngay ñëw doo am problème mais ñun dëkk bu ñu dem boobu dañuy coole boobu. monsieur Sène ñu bàyyi lañ continuer. loolu tout de suite maa ngi xool sama appareil. un gars bu tudd Wade. dina bëggul ñuy tudd turam c'est un jeune. moo ma wax ne ma fii lañ toog di waxtaan moo ma ne ma poobar lay bay ak kaani. mu ne ma je récolte 3 millions par récolte. et il fait 2 à 3 récoltes par année. poobar lay bay. dafa démissionné ci poste bi mu nekkoon dem di bay c'est-à-dire bi 10 000 di wax rek automatiquement dafa ñëwaat sama xel pour vous dire ne la y a des opportunités il faut que ñu gëm ne opportunité dafa am man mi def naa mooy promotion yi jël saag yi ni di jaay ay diw yi ci ay kër yi mais en tant que étudiant université dafa dëgëroon ma dem di ko jaay di def promotion di def leneen la leneen ñeneen ak ñeneen di ko def kon bu ñu nangu nañu nangu déparé pour tuuti yëkkati ku dem loolu jeunes yi ñoo ko moom. voilà il faut que jeunes yi comprendre cet aspect nangu cet aspect engagé wu pour ça pour liggéey léegi nag li des mooy ñi nga xamante ne yàlla dénk na leen ñu doon ay borom barke tey mun nañ accompagner jeunes yi jox leen des possibilités jeune bu ci war a am initiative de développement ñu accompagner la ci initiative de développement yooyu financement yi du dara ay deer ak yi la dafay compliqué. man damay dëkk ak jeune sama benn jeune j'aime donner des exemples très précis. à Kër Massar booy bi il avait déparé ak 25%.
Actuellement il est à 2000 et quelques poussins et il fait sortir presque tous les 3 mois mu génnee poussin zone yooyu yëpp moo leen di jaay kii étudiant la woon université def première année ça ne va pas mu ñëw ñu seet suñu waxtaan ñu départ on a débuté je pense avec 35 000 ou 40 000 actuellement xoolul pour salarié yu bari donc il faut que jeunes yi comprendre ne opportunité fi nga toog boo gëstoo boo xoolee bu baax di nga gis opportunité parce que li ngay dund ak sa waa koñ même boo nekkee village maire yi nga xamante ne dañuy root bi diis nga yenul leen ko 10 francs sax mais liggéey la c'est-à-dire pour vous dire ne la à chaque situation boo toll boo xoolee sa environnement mun nga fa gis loo liggéey lu la permettre nga mun a téye sa ngor sàmm sa sutura ba keroog yàlla di ubbi buntu wërsëg yi gën a kii mais borom alal yi aussi bu ñu Sénégal boo yéegee ci VDN bi oto bu génn France wala États-Unis wala Europe ñu publier ko ñu publicité ko 1 mois laa la may nga taxaw ci VDN bi 10 40 romb la fi donc dafay am déphasage entre li sénégalais moyen bi di dund ak li sénégalais lambda bi di dund loolu il faut que état bi trouver benn mécanisme de correction pour permettre classe moyenne bi ñu mun a accéder aux richesses donc redistribution richesse yooyu noonu dafa gudd dafa compliqué mais il faut que état bu Sénégal travaille à ce que jox plus de confiance à la jeunesse jox plus d'opportunités aux jeunes et offrir jeunes yi lan lañ soxla garantie bancaire tey da ngay dem banque soxla fa 1 million mais ñu lay demander garantie 1 million 500 mais 1 million 500 yi boo ko amoon wala valeur bu tolloog 1 million boo ko amoon mais doo dem banque il y a ces aspects yoo xamante ne c'est des facteurs bloquants yu ñu tegal jeunes yi et loolu la ñu war a travailler ñu lever ko bu ñu ko lever jeunes yi mën nañ jël initiative et sénégalais dafa xarañ sénégalais dafa bëri jom fii ngay gis un jeune ñu koy qualifier sénégalais même waasu nit sax uude dañ naan kii uude la uude métier la am benn ñoo xam ne dañ see spécialisé di ko def dañ ko valoriser wul moo tax uude nekk lu ñuy joxoñ tëgg métier la am ñu si spécialisé wu di ko def de manière très professionnelle dañ ko joxul valeur dañ ko joxul cër moo tax ñu koy joxoñ domaine boo dugg mais ba ci gawloo ba ci leneen ak leneen lu ñu war a valoriser la wan sénégalais yi ne leen ñii ngeen di joxoñ dañoo yor métier te métier lu ñu war a valoriser la pousser jeunes yi ñu dem métier mënuma nangu un jeune boo xamante ne yow boo xëyee 1000 francs te la nga yor benn iPhone X Max Pro mënuma ko nangu c'est-à-dire da ngay nax sa bopp en réalité et que nga nekk société boo xamante ne dafa lay encourager yow pour nga nax sa bopp c'est-à-dire suñu société ni mu bindoo dafay encourager jeunesse bi ñu nax seen bopp muy man muy keneen ak keneen société bi dafa lay inviter ci benn illusion boo xamante ne te illusion bi ça coûte énormément cher daf lay inviter foofu malheureusement suñu sœurs yooyu yëpp dañ si basculer wu et que danger bi si yooyu lañ war a nekk moo tax 10 000 li muy def di joxoñ les problèmes di ko joxoñ te et puis di ko joxoñ publiquement dafay tax parent bu toog yow kese wéet ñu joxoñal la problème mun nga xam ne lii problème la nga jëm si ut solution li may wax daal mooy cabinet Give Jobs ay banlieusards ñoo ko composé ñu dëkk Malika ñu dëkk Kër Massar ñu dëkk Sangalkam ñu dëkk Bayaax quelques-uns yu dëkk Point E ñu dëkk feneen ak feneen pour vous dire ne la c'est des gens yoo xamante ne dama koy wax 10 000 ne ko man damay dem dox ba Colobane dugg fay 300 wàcc station Kër Massar léeg-léeg njaab ko dox parce que du question dara mais pour wan gars yi ne leen man je suis très attaché ci sama situation te man awma comme li gars yi di wax awma ñaar dërëm lépp ay pexe la ay initiative yooyu jël ay xalaat yooyu jël yàlla ubbil la nga xamanteeg ñoo xamante ne ils sont réactifs yow ci li ngi leen di wax loolu mooy ubbi buntu yi cabinet Give Jobs inséré na tey ci marché sénégalais bi société yu bari bu ñuy taxaw dañ ñëw seet ci la raq ça va ci loo nekk est-ce que mun naa am foofu 4 jeunes wala 5 jeunes boo ma laajee 4 jeunes 21 laa lay indi ba pare naan la grand fexeel jël 10 yi nga jël leen am na jeunes yoo xamante ne tabaski bi passé rek maa ngi xool ndeysaan benn boy maa ngi romb nii rek mu woo ma monsieur Sène ñu waxtaan noonu mu ne ma non maa lay ñawal expliquer ma ne ko lu tax mu ne ma non en fait dama ñëwoon sa bureau benn jour ki yàlla mi ma tim xam ne xàmmee ma ko. ñëw sa bureau nii nga boole ma kii ne ma jël sa numéro ni ma jëlee sa numéro automatiquement laa koy passer quelqu'un kooku jël ko muy liggéey on s'est pas revu. Absolument. ak yeneen yoo xamante ne loolu mooy fierté bi li kii di wax. da ngay dox ci mbedd dajeeg nit yow si say pexe. la duggee ci liggéeyam yore boppam yore famille xamoo ko gisatoo ko mais loolu mooy li nga xamante ne bëgg naa ko lancer comme message di encourager jeunesse bi ñu gëm seen bopp di encourager autorités yi ñu gën a bàyyi xel jeunesse bi ministre de la jeunesse tey
problème mu Barça bi tey problème personnel la ko waroon def wàcc taxaw nekk l'ambassadeur nekk porte-parole des jeunes mais malheureusement peut-être ñi ngi ciy xalaat yeggseegul ci solution yi mais tey bëgg naa daal gën a sentir état bi autour des jeunes, de sentir les artistes, les porteurs de voix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Sène. L'acte est vraiment noble et par ma voix, les étudiants te remercient, mais aussi la jeunesse sénégalaise te remercie. Parce que le changement ou bien le développement commence par l'éducation. Nelson Mandela le disait, education is the most weapon that you can use to change the world. If you want to change the world, you do not go to see anybody but the education. If you start with the education, you can change the world rapidly. Donc l'éducation, moi, lépp boo bëgg a changer, éducation ci ngay commencer. Et ñoo ngi lay remercier bu baax baax. Zoulas lan ngay terminer rapidement. nan laay terminer que di maa ngi woo appel à ñëpp ñi nga xam ne ay bonne volonté lañ ñu ngi bëgg a jàppale étudiants yi xam nga mën nañu ñëw accéder si jàppale étudiants yi quoi ñun defuñu ko dara pour dul jàppale suñuy père étudiant aussi bu si dund lu metti ñun man maay chaque jour dama koy wax chaque jour maay université fii ak 50 ans maay université parce que dama fa dund étudiant bépp bu tàllal loxo ñun dinañ def le tout pour valoriser la mettre la à l'abri comme ni ma koy waxee monsieur Sène mi am na ñu ma jox ñoo xam ne bourse yu ma joxe ñii ñaa ngi liggéey am na ñu ma may bourse ñu jàngee imaan génn na ñoo ngi liggéey yor seen famille te ci lan laa wax ci la social la rek social bi ñuy def ñoo ngi lancé bonne volonté yi képp nga xam ne bëgg na pour jàppale ñi nga xam ne mooy étudiants yi amul inscription bi ñu ñëw jàpp ci ñu inscrire ak leneen maa ngi jaajëfal gars waaw di leen nuyu rek yow di leen remercier surtout la presse yéen xam nga parce que message bu jógee rek bu amul xoolal presse rek dara du dem quoi waaw maa leen di ñaanal yàlla na leen yàlla fay yéen ñi yor xoolal presse yi di vérifier xoolal message yi di bëggee xoolal monsieur Sène mi nga xam ne moo doole si lii ba ñëpp sax bëgguñu jàppale pour ñu yóbbu si dëkk yëpp daan dem fépp daan dem si temps bi yëpp dimbali étudiants yi. dafa maa emiru illa la yabudullah rek muy gaaw. Merci beaucoup, chers internautes. C'était tout pour votre interview avec 10 000 problèmes Zoulas et ki nga xamante ni moom mooy monsieur Sène xanaa di wax rek ne di lancer un message ci leen bonne volonté ñu daal di ñëw rejoindre projet bi nga xam wala acte noble bi nga xamante ni 10 000 problèmes ak Zoulas ñoo ngi koy daal di liggéey fii ci Sénégal képp koo xamante ni également aussi bëgg nga jàppale étudiants yi wala yeneen mbir mun nga leen contacter rapidement ñu daal di ko jox parce que nag étudiants yi moom kontaan nañ parce que ku fi ñoo xam ne bourse yi nga xamante ne lañ ko jox pendant 3 ans loolu yombul te ñoom def nañu ko donc ñu ngi leen di remercier ci acte bi di ñaanal di leen ñaanal yàlla aussi yàlla jàppale leen parce que ñoom aussi ñu war a ñaanale parce que am na ñi nga xamante ni peut-être ñoo ngi tëdd seen i milliards mais xalaatuñ lii mais ñoom avec les moyens du bord ñëw neen fëgg bunti mu métti parce que aussi engagement bi nga xamante ni ñoo ngi koy def yombul parce que kuy kaasal population bi boo tëddee doon na la parce que lu nekk di nga ko dégg donc on vous remercie aussi et on vous donne rendez-vous prochainement merci beaucoup. doole ziar bu baax. tur bi naka la ak ban université nga jógee. waaw man maa ngi tudd Samba Suuna Ndiaye maa ngi nekk université Anta Diop de Dakar maa ngi département anglais en master 2 tey damaa bëgg lool maa bëgg ci teewaay bi parce que Babacar mi il peut me prendre témoin ñoo fi ñëwandoo en 2015 nekkoon doon première année. yaa ngi gis ba à cette heure-ci koro laa ko gis en WhatsApp mu dugal def publicité bi comme quoi que dafa am bourse yu ñuy joxe à l'endroit des étudiants. ma xam ne peut-être jàmbaar ji léegi laa ko dégg monsieur Sène muy wax je peux affirmer sans aucun risque de me tromper que ñoom seen yéene moo nekkoon au moins 1000 étudiants yi nii am emploi tey CDI donc loolu moom on a disconvient même pas te ñoom ñi koy def dama mën a wax ne am na ñu leen ko gën a man ci réew mii lan moo tax defuñu ko xanaa waxuñu ne étudiant mooy yaakaaru réew ëllëg. étudiants yi ñu koy defal nan ko xam bu baax xam li ñu leen defal mooy lan xam opportunité bi ñu leen jox mooy lan ñu saisir ko bañ ko fooyee loolu laay wax d'abord samay moroom étudiants laay ñaax ñu jëm ko saisir bañ koo caaxaane. mais je pense que bourse yi jot nga ci. bourse yi jot naa si seulement sama diplôme laa ciy dolli daal di ko mën a yóbbu. au niveau de li la gars yi waxoon yëpp ci bourse bi gis nga ko ci. li ma gars yi waxoon lépp gis nañ ko parce que tamit waaw duñ dox ci ay caaxaan. amuñ sax temps boobu time is sitting away okay and nobody knows except God what is going to happen tomorrow right but I do believe that they are here for the success of students of Senegalese students. I am more than happy today to be in touch with them
Yeah, really talking. Thank you so much. Thank you so, and thank you for taking your time to listen to me. Jaa ngeen jëf gars yi. Jaafaay. jërëjëf merci beaucoup jaajëf.